dañoo dajaloo fii ci parc bi fu ñu tuddee skate park ànd ak ku ci mel ni l'international Mansour Ayanda qu'on ne présente plus ànd ak suñu maman Dieynaba Diawara madame Diawara parce que boo leen xoolee am na li nga xamante ne moom la ñu dëkk man mooy Medivac Médina Vacances Médina Vacances daaw lañ ko tàmbali daaw moo ngi tombeloon presque ñu nekkoon ci période élection mois de septembre bëgguñu ko woon médiatiser parce que bañoon nit ñi ne récupération politique ou pas moo taxoon gars yi ne woon nañ ko def en catimini comme ça au moins ñu ànd ak les enfants de la Médina projet bi c'est entre madame Diawara Boubsou Baye Fall ak Mansour Ayanda maanaam suñ ko gënee dëgmal mooy école de foot Mansour Ayanda boole ko la maison de Demba ak Dream Team. Pourquoi Medivac Medivac dañu bëgg au moins permettre aux enfants de rêver ñun lu ñu amul woon suñu ba ñu nekkee xale moom la ñu bëgg a offrir suñuy jeunes frères boo gisee depuis daaw gis ngeen ne xale yi dañuy nekk ci mbedd bi di taxawaloog yooyu ñun ñu bëgg leen récupération bi mooy lan mooy ci mois de septembre organiser un camp de vacances bi nga xamante ne on permettra aux enfants ñëw mën a ànd ak ñun tous les matins à partir du 1er septembre de 8h à midi ci camp de foot boo xamante ne moniteur école de football yi maanaam les écoles de football de la Médina dañu ciy accompagner moniteur école de football yi ñoom ci boppam lañ ciy àndal après xam naa grand Mansour Ayanda dina ci gën a développer le soir dañuy ànd ak association mouvement des associations de la Médina ak waa Médina Académie pour ñoom ci wàllu boppam mën a offrir aux enfants ay cours de vacances de 16h à 18h les week-ends dañuy ñëw organiser fii ci parc bi ay journée de sensibilisation parce que thème ren bi c'est la lutte contre la délinquance juvénile parce que gis ngeen instant bi kan xam yéen ñëpp teg ngeen ci bët maanaam xale yi ñu commencé def on veut lutter contre ces fléaux au moins Médina la ñu dëkk ay doomu Médina bëgg a ànd ak waa Médina yi pour mën ci au moins offrir leen li nga xamante ne macha allah daal bu ci yàlla àndee di ci woo waa Médina. parce que yombul comme dem nañu ba am benn idée bi pour def ko dafay baax ci xale yi nekk biir Médina donc boo xoolee ci côté football man ci aspect technique laay wax côté football gëj nañu am internationaux ci quartier bi. à part Idrissa Gana Gueye te ñun suñu période bi ñu fi jógee ci la fi gëjoon am ba Idi ñëw donc li ñuy liggéey Medivac bi li tax ñu créé ko pour xale yi bañ a dem ci mbedd bi pour xale yi bañ a dem ci plage yi pour xale yi bañ a def naka sudul noonu donc loolu moo tax ñu créé ko ci liñ ko créé dafay baax ci xale yi Médina beneen bi football li ci nekk dafa bari ñun ñëpp xam nañ li ci nekk dafa bari kenn moomu ko ku nekk mun na ci réussir donc xale yi ñuy récupérer di leen entraîner ci période vacances bi mën nañ leen wutal ay test génération foot wala jàmbaar wala feneen ak feneen am nañ possibilité boobu donc li may gën a dénk waa quartier bi ñi fi nekk bëgg inscrire seen doom waxoon nañ leen ko ci début ba dañu recruter 20 écoles de foot 20 écoles de foot yi ku ci nekk da ngay indi 20 jours donc moniteurs yi dinañu bari ñëwuñu pour def ay 2 camps dañuy ñëw pour def fondement wu football ABC wu football dafa am ABC donc loolu bu la rëccee mënatoo ko def parce que bi may créer école football bi fii madame Diawara moo ci wax ñu toog waxtaan ci ba créer école football Mansour Ayanda donc biñ ko créer ci la booy yi commencé ñëw ndànk-ndànk fii am na ci booy yu bari yi nga xam ne ñu ngi doon taxawaalu sax dañ leen récupérer ci loolu li ci ëpp nag ay cas social moo ci ëpp dañ leen di jàppale amuñu ci dara moom mi nga xam ne moom parc bi dafa yaatal ñëpp xale bu ñëw bëgg a entraîner su ñëwee waxtaan ak moom dafa ma naan Mansour lan nga ci xalaat ma ne ko bàyyi ko mu ñëw moom it même chose toujours ñooy bokk même kàddu bi donc ay nit bu ñu nekkee di liggéey foog kàddu yi di bokk. Medivac bi man ak Bouba mooy coordinateur bi man ñoo ko instauré ak Mansour Ayanda l'année dernière nag comme dañ ko commencé woon
l'année dernière puisque dafa amoon ay élection bëgguma woon ñu médiatiser ko léegi nag cette année comme on l'avait bien réussi l'année dernière ma ne leen cette fois-ci nañu def plus que li ñu defoon année dernière mooy à peu près 500 enfants 500 enfants yi comme ni ko Bouba waxee répétition lay doon mooy suba bi dañ leen di permettre ñu jouer foot fii si ñaari terrain yi nekk fii ak bi nekk terrain Jaraaf bi ñu Bamba Fall abal le soir cours de vacances la week-end bi day nekk loo xamee ne des trucs sur la délinquance juvénile di woo waa Médina ak ñëpp ñu ñëw jàppale ñu parce que affaire bi suñuy doom la ñu ñun ñoo bokk Médina quoi voilà ñun ñoo bokk Médina xale yi di traîner si mbedd mi tamit suñuy doom lañ lu ñu def lu baax ak lu bon yëpp si ñun la kon nag ñoo ngi leen di woo ñu waa Médina yëpp ñëw ànd seeg Bamba Fall mooy maire Bamba Fall parce que moo ñu demoon nañu seeti ko mu promettre ñu dañuy jàppale moo ñu jox école mais moo ñu jox comment on appelle ça terrain Jaraaf moo ñuy jox ay classe tamit en plus nee na dinañu accompagner côté finance léegi Cheikh Ba ñoo ngi koy woo dem nañu mais nekku fa woon ñoo ngi koy woo moom tam mu ñëw jàppale ñu ak Seydou Gueye parce que l'année dernière Seydou Gueye franchement moo ñu jàppale woon cette année nag benn mécène bu mën a ñëw rek d'accord nañu. ñun suñu wàllu bopp wàllu kii bi dañ ko tuddee cours de vacances bi tey ñoom association yi ak ñoom Jano ñoom ñooy def seen programme Mansour Ayanda madame Diawara man mi suñu yoon dañ leen bàyyee cours de vacances bi ñoom ñoo koy organiser ñoom ñooy teg seen programme parce que affaire bi c'est de 10 à 15 ans kii di 10 ans c'est CM1 CM2 dina am ay professeurs yu fa nekk jàngal leen 6e 5e dina am niveau secondaire bi ay français maths anglais ak informatique ak niveau 4e ak 3e ci wàllu boppam tamit am mais côté boobu rassurez-vous ni waa Médina Académie mouvement des associations bu ñoom Jano Beek ñoom Cheikh Ibra Moda ñoom ñooy bokk ñoo présenté ñu un programme côté foot bi tamit comme ni ko Mansour waxee léegi maanaam moniteur école de football yi bañ ñëwee Mansour ci laa bi dafa ne man ñëw ma fi pour jiite kenn dama bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo bi mooy lan da nga ñun dañuy àndandoo ñu proposer boy yi un programme mënoon nañ ñëw comme les dimanches parce que boo xoolee Medivac bu daaw bi moo fi indi tey yeneen école de football sax dañuy ñëw fi di entraîner gratuitement madame Diaro da leen ko may gratuitement te fii xam ngeen heure ñaata lay fay mais de chaque dimanche de 9h à 11h xale yi dañuy ñëw fi entraîner gratuitement duñu fay dara tey mun a Mansour ne leen nañ dañuy ñëw bokkandoo ñu présenter benn programme tey luy am terrain Jaraaf moom mooy am ci ñaari terrain yi maanaam amul ñii dañuy def lii ñuy def lee déedéet benn programme la te xale yi ñoom ñëpp ñooy ndiroo lu ñu sol maillot bas flottant ñun ñoo leen koy jox gratuitement maanaam laajuñu kenn 100 francs ku dem ne Medivac jox ma lii pour ñu inscrire la nax nañ la laajuñu parents 100 francs boo xoolee dañoo joxe autorisation parentale pour parents yi ñoom seen wàllu bopp autoriser seen doom ñu mën a bokk buñ ci paree gis ngeen fiche technique pour chaque enfant ñu xam moom mooy kan sa niveau d'étude fan nga yem xale yi nga xam ni ñoom seen bopp jànguñu dañu bëgg a ñu ngi doon waxanteeg ak waa Asafin yi parce que dañ ne du xale yëppay jàng xale yi nga xam ne jànguñu tey war na leen mën a fexe gisanteeg autorité Médina yi ñu jëm leen réinsérer ci cursus scolaire ñu dem defi formation parce que ñun lu ñuy xeex léegi mooy du ma ne xale yëpp mën nañu fexe ba dootuñu nekk ci mbedd mi mais dinañ ci dem a def suñu kéemtalaay kattan ànd ceeg association yi ànd ceeg autorité yi ànd ceeg képp kuy doomu Médina parce que léegi gis ngeen ne délinquance bi dafa commencé waat jug te ñun du ñu croiser bras ku ne sama yoon nekku ci non bu yàggee dina wala ngaan ñëw sa biir kër ñun nag instant bi dañ ne lan moo xale boo leen seetloo football la ñu bëgg dañuy doon ñëw fii tonton Mansour dañoo bëgg a entraîner tonton Mansour ñu ne léegi xale yi dañu fexe proposer la ñoom lu ñu bëgg mooy lan football bi suñu xasee ba ñëw ñun tamit ñu doon leen imposer lu ñu bëgg ñoo ngi ñaan yàlla bu kenn manqué mais déwén Medivac ku ko bëgg a bokk soo amul moyen doo bokk loolu la ñuy wax maanaam xale bu ciy bokk ren déwén boo amulee ren dinañ bàyyi ñëpp bokk muy 500 xale la ñuy ñoo ñuy accompagner mais xale bu ci amul moyen déwén doo bokk loolu moom dañ ciy tax parce que xale njàngul ñu Medivac comme ku ci mel ni tey la famille omarienne am na mooy xale je dirais pas talibé mais am na ci ñoom seen wàllu bopp am nañ ci équipe
parce que jox nañ leen ci fiche yi ñoom dañ ciy bokk pour te dire bàyyiwuñu kenn am na ci maanaam ku jàngul dinañ fexe ñoom ñu dem jàngi alxuraan parce que ku ci mel ni Mame Matar Gueye bu ONG Jamra di profité waale sax parce que dimanche dañuy def lancement bi fii ci parc bi dimanche dañuy jox xale yëpp kenn ku ci nekk sa maillot bas flottant incha allah bañ ko waxee dafa leen ne loolu ñun ngeen koy defaral parce que ñun suñu wàllu bopp instant bi ñoom ONG Jamra seen professeur coranique yi ñu am yëpp dañuy def ay cours de vacances mais mu ngi ñuy jéem a utal mu ne ut leen seen côté ñu tamit ñu ut suñu côté incha allah bu dee yàlla suturaal nañu ba ñu am xale yi cours de vacances sax xale yi dinañ fexe ñoom tamit ñuy jàngale alxuraan léegi ñun su lu ñu bëgg mooy même le sous-préfet Djibi Diallo bañ ko demee gis dafa leen ne encore man damaa ngi ci biir parce que man lépp lu ñuy woo pour la nga xamante ne pour mën ci jàppale xale yi ca laa bokk moom ci boppam dimanche dafa waroon dem sax loolu nu mu tudd waay voyage mais nee na mu ngi xool ak programme pour dimanche mu ñëw fekkee ko maanaam kon lu ñuy wax naan lii di jéggi na léegi Mansour Ayandawo madame Diawara Bouba léegi dañu bëgg mu doon affaire du Médina képp kuy doomu Médina bés boo ko jëfee même la presse sax yéen dañu bëgg su boobaa ibbil na leen suñu buntu yëpp surtout la presse médinoise ibbil na leen parc bi ibbil na leen terrain Jaraaf chaque week-end dañuy am ay thèmes yoo xamante dañ ko bëgg a développer fii dinañ wax contre la délinquance juvénile contre la mendicité des enfants contre lutte contre la drogue ak yooyu ku ci mel ni El Hadj Keita keroog dafa ñëw yónnee ma message ma buuba maa ngi ci biir ku ci mel ni El Diaz moom ci wàllu boppam daaw gis ngeen sax vidéo yi daf ñuy accompagne su suñuy ambassadeur la ñu bokk tey ku ci mel ni ñoom Sori Ba ak yooyu yëpp dañuy woo nee naan la bàyyiwuñu artiste bàyyiwuñu sportif bàyyiwuñu borom xam-xam bàyyiwuñu borom barke képp kuy doomu Médina ci nga bokk. am nañu talent fin wu kii bi Medivac bi ñu jéem a def ay test invité génération pour fii da nga naan jóge Médina di dem ba Saly pour dem jàmbaar defi test wala dem Deni Biram Ndaw pour defi test wala feneen mais bii dañu bëgg a inverser loolu dañu bëgg a incha allah 500 xale yi ñëw bu ñu demee ba mu xamante ne tëj moo ci des mu jeex dañu bëgg a tey ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo reste superviseur u ay génération foot yeneen kii yi ñoom seen wàllu bopp ñu ñëw fii ñu yóbbu leen terrain Jaraaf ñu xam ne Médina talent bi fi amoon mu ngi fi ba tey encadrement boobu ku ci gis xale bu baax non duñ la bàyyi nga jël yóbbu de da ngay signer convention yow ak moniteur bi yow parce que tey Mansour kenn du ko jàngal dara ci football macha allah yàlla suturaal na ko dem na fu nekk ci monde bi pour football xam na les rouages ak yooyu léegi expérience am boobu yàlla may ko non moom la bëgg a ñëw mettre au service de sa communauté au service de son quartier madame Diawara Médina booy Médina la xostuwoon booy Médina yàlla defal ko teranga loolu lay wax ne ko buuba mënoon naa dem Almadies investir fa lii dama ñëw indi ko biir Médina balaa ma am lu ma neex parce que commencement la ma wax la benn anecdote man commencement dama ko doon clash dama ko doon sànni xeer pour man fii ay tubaab ko moom bañ ma waxee ku ko moom doomu Médina la juddoo Médina yaroo Médina liggéey ba am lu toll nii dama ne man su ma ci jàppulee duñ ko xalaat bés boobu la ñu commencé ne lépp luñ ci mën dinañ ñëw fexe jàpp pour affaire yi mu jëm ci kanam